di jiital ci nuyoo bi xalif général des Tidianes bu Tivaouane xalif général bu Ndiassane ñi nga xam ne ñooñu njabootee ñun ñëpp yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay ñu yàgg fi loolu te mu ànd ak wér. di leen di gërëm di leen di sant ci seen taxawaay ci département bi ak lépp li nga xam ne ñu ngi koy def ci askan wi. di gërëm waa ànd taxawu commune Chérif Lo ci invitation bi am mbégte loolu nekk ñaari fan ngi ci département bu Tivaouane tey ma nekk fii ak yéen fii ci Chérif Lo di gërëm teewaayu journaliste yi lépp nag li may wax fii laa koy waxee il y aura pas d'interview après donc voilà je vais faire cette précision là et lépp li may wax nag ci Chérif Lo lay doon donc du ma fi wax leneen lu dul mbiru Chérif Lo et lépp li may wax fii ci taal koy waxee li ma bëggoon wax moo di ne gërëm waa Chérif Lo wax askanu département Tivaouane yëpp askanu commune Chérif Lo yëpp nañu jàppale ànd taxawu Chérif Lo ndaxte ay membre am ay aji bëgg réew lañu ay aji bëgg commune Chérif Lo lañu waa ànd taxawu commune Chérif Lo mun nañ ne ñoom ñooy le Chérif Lo debout le Chérif Lo debout parce que dafa am le Chérif Lo couché dafa am le Chérif Lo corrompu dafa am le Chérif Lo boo xam ne xam nañ li xew waaye dañoo jël décision toog ne tekk toog ne pat waa ànd taxawu Chérif Lo nag ñoom ñu xam li xew ne donte dafa nar a métti donte dañu nar a dëkkal foo xam ne dëkkuñu fa ñun dañoo fas yéene taxaw temm pour askanu Chérif Lo pour askanu département Tivaouane jaageen jëf. léegi mu mat at nag li nga xam ne moom moo lëmbee Sénégal mooy coronavirus waaye foog naa ne foog ñun ñëpp askanu Sénégal foog ñun ñëpp ñi nga xam ne askanu Sénégal moo ñu fal muy kilifa yi ñëpp ci askanu département Tivaouane ak ci commune Chérif Lo xam ne am na beneen jàngoro bu gën a graaw coronavirus muy corona suuf te commune Chérif Lo dafa am corona suuf bu métti corona suuf bu bon kilifa yi ni ñuy mobiliser woo ci coronavirus bi nga xam ne wax dëgg yàlla li mbëkk mi rey moo ëpp li coronavirus rey nañu am taxawaay bu mel noonu ci corona suuf bi nga xam ne moom ngëpp réew mi rawatina ngëpp Chérif Lo ndaxte dama koy faral di wax coronavirus boo ko amee yàlla mën na def doo dee waaye corona suuf boo ko amee te ngay béykat te ngay sàmmkat torox nga ndaxte da ngay nekk béykat nekk sàmmkat am suuf nga torox li ngay béy du la doy pour nga joxe dépense du la doy pour nga dab bànneexu sa njaboot ci wàllu njàng ci wàllu wér-gu-yaram ak ñoom seen coronavirus boo ko amee mun nga raw waaye corona suuf béykat ak sàmmkat te ñoo ëpp ci commune bi buñ ko amee mooy rey nañ leen ñun ñëpp dégg nañ ko Sénégal dafa bokk ci fanweer wala ñeent fukki réew yi nga xam ne FAO nee na dañ leen war a jàppale ren ci wàllu lekk waa kon corona suuf fan lañ nar a jëm naka la ñuy amee souveraineté alimentaire kon suñu béykat yi rey nañ leen ñu ngi am seen suuf seen doom yi di jël gaal gi kon foog ñu jóg ci corona suuf te ànd taxawu commune Chérif Lo corona suuf soosu bokk na ci li ko tax a jóg loolu moo tax ma sawar ñëw fii ànd ak ñoom bokk ak ñoom yuuxu ak ñoom ne sous-préfet préfet gouvernement président de la république waay jóg leen ci corona suuf si nga xam ne buñ ko toogee seetaan dina faagaagal lu bëri dina jur bon yu bëri
dina yokk ndóol ci Tivaouane dina yokk ndóol fii ci Chérif Lo. Et donc Sénégal am na ñoo xam ne dañ leen doon jiim ne leen ay tailleur constitutionnel lañu waaye dama ne nañu jóg ci tailleur foncier yi. Ousmane Sarr maire de Chérif Lo ci tailleur foncier yi la bokk. Ndiogou Dong sous-préfet ci tailleur foncier yi la bokk. te loolu mënatul wéy fokk askanu Chérif Lo ñoom ñëpp def benn say ànd ak ànd taxaw Chérif Lo ngir jàmmaarloog ñi nga xam ne ay délinquants fonciers lañu ay voyous fonciers lañu ay bandits fonciers lañu te lu mu leen jaral pour aakimoo suñu suuf ñun waa Chérif Lo war nañu jaral lu ko raw. Mafia foncier bi foog ñun ñëpp ñu jóg si Ousmane Sarr ci la bokk naam waaye nag foog ñu xoolaat yenn yi bu baax a baax. waaw bàyyi mu jël bi bu ñu defee ay këyit yoo xam ne maire da ko signé sous-préfet signé ko ay acte de blanc-seing yoo xam ne sous-préfet da koy signé maire signé ko après ku ñu neex ñu def ci seen tur def ko noonu lii c'est du banditisme foncier lii c'est de la mafia foncière lii moo fi am. yéen taskatu xibaar yi laay waxal Ousmane Sarr nag bandit foncier bu rëy a rëy la jaral na ko yéen ñëpp ku si nekk ci yéen jox leen 100 000 mbaa 200 000 pour li ngeen di jël ni mu bañ a génn. dama ne yéen ci réew mi ngeen bokk ci réew mi ngeen bokk am ngeen ay mbokk béykat am ngeen ay mbokk sàmmkat waru leen nangu te xam naa ne du ngeen ko nangu ñu leen di jënd pour image conférence de presse bi nga xam ne aji bëgg réew yii bokk ànd taxawu Chérif Lo image yi bañ a génn du dëgg du yoon parce que sinon nous aurions tous été complices des jeunes qui prennent les pirogues pour l'immigration irrégulière. Et nous ne devons pas être complices. Nous ne devons pas être complices. Lii c'est de la mafia foncière. Sous-préfet lii da ko war a wax. Ndiogou Ndong ñëw wax ñu ne amul dara lu fi jaar yoon ci suuf bu ñu joxe mu toog ba bés mu ne lépp jaar na yoon kii ku mu yeb kuy moromam. donc lii foog askan wi jóg si lii moo ñu indi fii tey et incha allah dinañ ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ànd taxawu Chérif Lo ba affaire bi leer. moo tax nag li ñuy proposé parce que ñun waa ànd taxawu commune Chérif Lo ñun waa FRAPP ñun waa Front Multilutte doy na naam dañuy dut baaraam fi nga xam ne dafa saf-sàpp dañuy critiquer li nga xam ne du dëgg du yoon waaye dañuy def ay proposition li ñuy proposé mooy benn bi nañu suspendre lépp luy joxe suuf ci commune Chérif Lo. Ousmane Sarr monsieur le maire bandit foncier lëjal na mbir mi ba mais mënuñu continuer di ko bàyyi muy joxe nañu suspendre lépp luy joxe suuf benn. ñaareel bi ñu ngi wax état du Sénégal nañu xool naka li ñuy defee un audit foncier communal ndaxte mbir mi lëj na lëj boo xam ne kenn xamatul lu fi am nañu def un audit foncier communal pour xam lan lañ fi joxe li ñu joxe lan moo si jaar yoon li si jaarul yoon ñu tas ko ba pare nag ñuy lancer un appel à tous les citoyens sénégalais képp kuñ fi jaay kër fii ci Chérif Lo bu ko jënd ndaxte boo ko jëndee bu yóbboo nga xam ne Ousmane Sarr ci daanu la jëm te bu daanoo ñun dinañ ko tas képp kuy sénégalais ñu proposé la kër wala pàkk fii ci Chérif Lo boo ko jëndee bu yóbboo nga xam ne c'est à tes risques et périls ndaxte li fi am mooy benn pàkk ñetti borom benn pàkk fukki borom donc citoyen sénégalais bu leen nangu jënd pàkk fii ci Chérif Lo ndaxte fii mafia banditisme délinquance foncière moom moo fi am donc nañu def audit foncier. ñetteel bi ñu ngi koy sàkk bu baax a baax ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall. Sénégal dañoo waxoon ne foog ñu jël ay décret yooyu gox bu nekk ci Sénégal dañoo waroon ràññale ci gox bu nekk
lan mooy zone classée ñu xam ne lii zone àll la ak mala yi ak garab yi dañ koy protéger ndaxte doomu aadama planète Terre bi dafa soxla di féex foofu àll ak mala rek moo fay am muy benn ñaareel bi délimiter tamit zone urbaine muy dëkkuwaayu taax yi waaye tamit zone des terroirs muy béykat yi sàmmkat yi fu ñuy dëkk fu ñuy béy fu ñuy sàmm ñetteel bi muy zone des investissements képp kuy investisseur moo xam sénégalais nga africain nga wala foo mun ci bàyyeekoo ci àdduna booy investir ñu ne la fii zone des terroirs la fii zone urbaine la fii zone classée la waaye fii mooy zone pour les investissements donc ñun war nañ xeex fii ci Cherif Lo war nañ xeex fii ci département bu Tivaouane war nañ xeex ci Sénégal ngir suñu kilifa yi ñu jël décret yooyu bu ngeen gisee nag bëgg ñu jël décret yooyu parce que flou bi moo leen arrangé ñuy daggati ñuy caxatee flou bi moo leen arrangé parce que campagne électorale yu bëri yu ngeen di gis suuf bi moo koy financé parce que suuf si c'est un moyen d'enrichissement personnel moo tax loolu mais lu ngeen ci gis promoteur foncier nekk bandit foncier waaw Ousmane Sarr doon dawal vélo léegi mu ngi dawal avion ci kaw ndoddu askanu Cherif Lo ba kañ duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg lii nag buñ ko seetaanee li muy jur mooy waa Cherif Lo fii ak juróomi at xëy na sax loolu bëri na dañ leen nar a soppal ñi def leen ay ouvrier agricole ci seen suufu baay ci seen suufu maam te loolu waruñu ko nangu lii moo nar a am lii mooy le projet c'est-à-dire un Cherif Lo sans les habitants de Cherif Lo waaw borom doole yi bàyyeekoo ci àddina bi ñenn ñi ci Sénégal ñëw di fi samp waaw ñun nag juddoo Cherif Lo màggee Cherif Lo yaroo Cherif Lo suñu baay suñu ndey suñu maam doon béyee fii ñun ñu nekk seeni surga ñoom ci suñuy suufu baay ñoom ci suñuy suufu maam te loolu kat loolu du émergence loolu mooy yokk ndóol loolu mooy yokk sous-développement donc lii moo ñu tax a jóg moo tax nag Ousmane Sarr waaw fu mu tegati tànkam ñu teg fa suñu tànk dootuñu nanguti mu jël suñu commune di ko saax-saaxi pour des intérêts personnels pour des intérêts d'une mafia foncière sous-préfet nag njóogu ndang moom waaw na xam ne moom itam waaw dootuñu ko bàyyeti mu def lu ko neex na wax li nga xam ne mooy yoon waaw ñuy sensibiliser nag administrateur civil yi nekk ci département Tivaouane ñuy nangu ñu leen di corrompre waaw di defar seeni oto di defar seeni kër ba ñuy toog ne pat ne tekk ne méng ci li nga xam ne mooy dëgg ñu teg ci seen conc loolu dëgg bu doon donc lii mooy li ma fi indi woon mbokk yi et donc xam ne kon xeex bi nag xëy na day soog a commencé waaw xëy na bés ni ki tey waa ànd taxawu Cherif Lo rek la woon waaye bés ni ki tey nekkatul waa ànd taxawu Cherif Lo donc la ñun ñëpp la di lancer un appel à tous les habitants de Tivaouane tous les dignes fils et filles de Tivaouane xeexu Cherif Lo bii suñu xeex la ñun ñëpp parce que lii raam si ñag bi la jëm fii lay commencé waaye buñ ko toogee seetaan ndaxte dëkkuñu Cherif Lo dina egsi ci ñun waaw dina egsi ci ñun di lancer également un appel à suñu kilifa yu tedd yi xalif général des Tidianes xalif général de Ndiassane ñoom itam ñu def si lu ñu mun ak lu ñu munul xam nañ sax ne am na lu ñu ciy dox waaw waaye xam nañ ne tedd nga taalibe yi moo leen gën a lu nekk taalibe yi sonn nañ taalibe yi sonn nañ te bu ñu bàyyiwee lii mu wëy dinañ gën a sonn dinañ gën a ndóol dinañ gën a torox jërë ngeen jëf